الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. yéen waa mbokku jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dellu siwaat ci yéen ci guddi ajjuma bi du 25 juin 2020 mu tombeek le 4 zul hiqda wala zul qada bu la ci neex nga wax 1441 hijriyen. waaw ñu ngi ci 11e mois bi rek wala ñuy tàmbali rek ñu jaale le monde musulman est en deuil. Tafsir Sakho hier, aujourd'hui yàlla leen yàlla yërëm. waaw aujourd'hui Pape Malick Sy. waaw yàlla na yàlla seeni ruu yàlla taataan ko def ko ci plateau bi nga xam ni moom la def ruu Seydina Jaafar. waaw alayhi salaatu wasalaam. waaw yàlla na yàlla jéggal leen ñi fa ñi fa fekk ñëpp ak ñi leen fay fekk dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dañuy del si waat rek ci seen guddi àjjuma bi les sourates avec sigle ba léegi ñu ngi ci tey dañuy def une première partie rek parce que suratul hijr mooy sourate 15 incha allah dafay xaw a bari ay dina am ba ñaari partie daal. waaw rek ñu wax ni rek c'est une sourate qui est révélée tout entièrement à la Mecque sauf le verset 87. waaw boobu ñu ngi ko révélé à Médina ba'da auzu billahi minash shaytanir rajim. ñu jukki ko rek comme ni ñuy def tout le temps rek. bismillahi rahmani rahim. alif lam ra laqad ataynaaka nee na wallaay jox nañ la sab'an minal masaani les 7 versets. les 7 versets la ñenn ñi di wax ñenn ñi wax les 7 sourates wala quranul azim ak quran bi nga xam ne aji tedd aji màgg la. waaw allahu subhanahu wa taala dafay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nous t'avons révélé et donné le Coran sublime, ne tends pas tes 2 yeux vers ce bas monde. waaw bul ñu ngi lay jox alxuraan bul xool li nga xam ne mooy ce bas monde la monde bi nga xam ne dafa gàtt diir et c'est clinquant. waaw de ce que nous avons donné à quelques-uns des richesses lenn ci nit ñi ñu jox leen alal waaw moo tax rek mu ne car ce ne sont des jouissances éphémères. day wax rek ni lu gàtt diir la. waaw lu gàtt diir la. waaw ne les envie pas et que ton âme se répande pas en regret sur eux. bul xool bay regretter. waaw bu leen xool bay regretter. waaw sinon tu vas te contredire. waaw en s'opposant et en te traitant d'imposteur. waaw dañ lay wax ni yow imposteur nga yow bu leen faale. waaw parce que maa la yónni. mais baisse plutôt ton aile de miséricorde sur les croyants et montre-leur une douce bienveillance. waaw jëlal sa laaf bi nga xam ne laafu yërmande nga tàllal ko nga firi ko dugal ci jullit ñi. waaw muur leen ci. waaw comme ni mu ñëwee ci sourate 9 Tawba. dafay wax rek si dernier verset bi. waaw mooy 128 129 laqad jaakum wallaay dikkal na leen rusulun yonant min anfusikum boo xam ne mu ngi bokk ci yéen. azizun alayhi ma anitum. nee na li ngeen jafe-jafe yi ngeen di am difficulté yi ngeen di am ça pèse lourd sur lui. waaw dafa vraiment day am lu ko metti problème yi ngeen di am. waaw xarisun aleykum nee na il est plein de sollicitude. waaw dafa bil mu'minina waa ci jullit ñi nag raoufun rahim. il est compatissant mooy ku bëri yërmande la. waaw ku ñeewante la. waaw moo tax quant aux 7 versets nag almasani commentaires yi dañ def ils sont divers quant à leur sujet. waaw parce que ñi dañuy wax lii ñuy wax lii ku ñuy wax Ibn Abbas. waaw Ibn Abbas dafay wax ni rek mooy les 7 sourates les plus longues du Coran, à savoir Baqara, Ali Imran, Nisaï, Maïda, Anfal, Araf et Yunus. waaw 7 saar yooyu la ñuy wax ni moo gën a gudd ci alxuraan moom la ñuy wax almasani. waaw
léegi nag Saïd moom nii la ko gisee ils sont mooy yi nga xam ne rek yàlla subhanahu wa taala dafay mentionné comme ni mu li mu doon prescrire jullit ñi bon la loi successorale waaw mooy loi bi nga xam ni mooy indi héritage waaw les récits historiques et les sentences yi mooy ñu koy waxee ci wolof waaw sentence yi mooy en fait mooy waaw mooy punition yi rek waaw sentence daal mooy punition waaw d'après Xataada moom Ibn Jarir ak aussi Ibn Abbas waaw suivant une autre variante dañuy wax ne rek il s'agit de la Fatiha qui est composée de 7 versets waaw y compris nag la basmala waaw mooy bismillahi rahmaani rahim yàlla rek a xam yàlla rek a xam léegi alif lam ra tilka ayatul kitab nee na bii téere wa qur'aanun mubiin mooy alxuraan ji nga xam ne dafa bir waaw dafa leer nañ amul benn tortuosité waaw rubbama yawaddu ladina kafaru nee na ñi nga xam ne dañoo weddi borom bi law kaanu muslimin bu ñu sañoon ngeen apostasié ngeen génn ci seen diine fekk leen ci seen diine waaw zar bu ngi koy wax bàyyi leen yaakulu ñuy lekk wa yatamatu ñuy xewalu wa yuxilkum amalu waaw ils sont distraits par l'espoir parce que dañuy nekk ci loo xam du noonu ba pare di am espoir waaw fa sawfa ya'lamuuna yawmal qiyaam le jour ji dinañ xam wa ma ahlak naa déet ñuy alak min xariyatin ci benn maas mooy benn génération illa laha ndara ñu yónnee ko kitaabun téere maalum ba de añ bon kitaabun téere lay nekk mais fii un délai lay doon délai la un terme fixé waaw ma tasbihu min ummatin ajalaha nee na amul benn xeet benn maas rek boo xam ne dina jiitu délai bi nga xam ni moom lañ ko jox wa ma yastaxiruuna waaw moom lañ ko dogalal wa ma yastaxiruuna tamit duñ ko yéexee waaw duñ ko jiitu duñ ko yéexee waaw xaalu ñu wax ñan les Mecquois waaw yaa ayyuhal lazi yow mi nga xam ni nuzila alayhi zikru yow mi nga xam ni yow la ñuy wàcc ci yow alquran innaka la majnuun yow de dangaa doyadi waaw danga àndul ak sa xel waaw law ma taatinaal bil malaayikati lu tax yàlla ay boolewuloon ak malaaka in kunta mina saadiqiin mu nga ànd ak malaaka di waare waaw nee na in kuntum mu fekkee nekk ngeen mina saadiqiin waaw wa ma nu nazzilu déet ñu nag ñuy wàcceel malaayikati wala ñuy yónni malaakati illa bil xaq ndare rek fekk c'est utile waaw du parce que ñoom dañoo bëgg rek ñu yónnee malaaka mu ànd ak moom que ñu yónnee malaaka déedéet waaw wa maa nunazzilu malaa'ikata illa bil haqq ndare rek quand on le juge utile waaw wa maa kaanu izan munzariin waaw ñoom rek bon poussés par l'impiété sans borne une obstination sans pareil les mouchriques idolâtres se maintiennent se demandent au messager d'Allah paix et salut sur lui ô toi qui as le livre à qui le livre a été révélé, ne serais-tu pas un possédé? Ouais, innaka la majnoun, ne serais-tu pas un possédé? En nous appelant à Dieu à te suivre et en délaissant le culte de nos pères. waaw yaa ngi ñuy woo pour ñu bàyyi li nga xam ne suñu papa yeeg suñu maam yi moom lañ doon jaamu nga bëgg ñu génn ci loolu topp la waaw. Si ce que tu nous dis est vrai, pourquoi n'as-tu pas fait descendre avec toi des anges? li ngay wax bu fekkee dëgg la da nga waroon yàlla wàcceel ay malaaka ñu ànd ak yow waaw pour ñu témoigner ce message ànd ak yow dëggal la waaw. D'ailleurs Firawna avait tenu les mêmes propos waaw en l'encontre du prophète Moussa alayhi salaatu wasalaam. alxuraan moo addu ci suratu al-Zukhruf surat 43 verset 53 waaw dafay wax falawlaa ulqiya alayhi aswiratun waaw nee na min zahabin waaw aswiratun min zahabin mooy des chamarures d'or mooy assemblage de couleurs éclatantes et disparates waaw lu xumb trop daal loo xam ne ay couleur bu nekk ngi ci ba pare nag ñu tas nag waaw
léegi nee na aw jaa maahu malaykata wala mu ñëw maahu ànd ak moom malaaka muxtarinin waa ñu accompagner ko waaw waa inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu la xaafidun waaw mooy ñu eggali saar bi rek verset 9 waaw waaw dafay wax allahu azza wa jalla dafay xamale rek nit ñi que moom mooy le protecteur du rappel. Voilà, le rappel c'est le Coran comme toute modification contre toute modification et altération tey jii alxuraan loo ci def feeñ waaw nee na moo koy protégé parce que moo koy protégé wax na ko waaw inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu la xaafizun ñun ñoo ko wàcce te ñun ñoo koy wottu waaw alxuraan lu si waay def feeñ waaw parce que mu ngi ci dënnu ñu bari waaw foofu déjà la ko protégé ensuite moom alxuraan mu ngi fanaan dans la lettre Saad fa lay fanaan ba bu suba teel na mu xëy comme ñëpp waaw bu guddee mu fanaan yi foofu te la lettre Saad bon neex loolu te neex naa dégg parce que la lettre Saad c'est 60 waaw son codex numérique c'est 60 waaw te 60 nag mooy 60 isib waaw alxuraan 60 isib la du ko passé waaw moo tax karapaasu day mel ni saat bi day mel ni karapaasu monaat waaw te monaat moom ñëpp xam nañ ne elle est protégée sous sa carapace waaw bu gisul lu mu xam rek daal di la mu ci biiram waaw ñu indi ba hadis rek wax ni wa an abi hurayrata radiallahu taala anhu xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li an aqula nee na moom muy wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nee na loolu baat yooyu ahabbu ilayya moom laa gën a sopp ci man mimma talaati ali shamsu li jant bi di fenk ak la muy ñoral li muy indi ci xewal ak yëpp nee na baat yooyu moo ko gënal waaw kon nag rawaahu muslim deuxième bi dafay wax ni an abi zarra radiallahu taala anhu xaala lii nee na wax na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala uxbiruka est-ce que duma la xibaar bi ahabbi kalaami ilallahi baat yi nga xam ni ñoo gën tedd ci borom bi moom la borom bi gën a sopp waaw xanaa mu ne ko xam naa kañ mu ne ko subhanallah wa bihamdihi waaw subhanallah wa bihamdihi nee na bokk na ci baat yi nga xam ni moom la boor bi gën a sopp waaw troisième bi dafay wax rek ni wa an abi malikin al ashari waaw radiallahu taala anhu xaala day wax ni xaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak tuhuur nee na di laab waaw mooy jàpp rek wala sangu waaw nee na chatrul iman nee na mooy karapaasu iman c'est-à-dire mooy li nga xam ne mooy téye iman ba du fexeeku waaw mooy karapaasam daal comme ni ñu waxoon si muraad bi rek waaw moom it mu ngi noonu waaw nee na walhamdulilahi nag nee na baat boobu tam la ul misaan nee na dafay feesal balance waaw te balance bu ñu ko doon pesé fees na del waaw ndax benn baat boobu waaw nee na wa subhanallah walhamdulillah nag ñaar yooyu nee na tam la nii wala nga ne aw tam la dañ nañu feesal ñoom ñaar maa bayna samawati wal ard ñoom ñaari baat yooyu dañuy feesal diggante asamaan ak suuf le milieu ambiant waaw kon nga xam ne ñaari baat yooyu amul lu ko ëpp solo waaw kon yi mu fi wax yëpp macha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme li ñu wax toujours rek yàlla mu doon wax ak moom muy wax ak ñun waaw sunu chance mooy bi mu ko yónnee ci ñun waaw bi mu ko yónnee ci ñun parce que tamit ñun ñooy njabootam waaw dafa daan wax ni am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw après te loo leen am benn yoon ñoom 50 fois lañ leen koy defal ñu ne waaw mais loolu nu mu mën a demee parce que ñun xare yeeg yi gën a métti ci islam daanaka ñoo koy jànkonteel mais kon loolu nu mu mën a demee mu ne parce que yéen da ngeen ma gis nekk ak man waaw moo tax ngeen gëm ma
waaw mais nag ñooñu moom gisuñ ma dégg rek la ñu am ci la ñu am ci man te daanaka booy seet ñoo ma gën a gëm voilà kon nag ñooñu mooy ñun moo tax ku ci góorgóorlu rek macha allah walaay yowmal xiyaam doo am jafe-jafe waaw parce que nag tamit yomb na def leen lii bàyyi leen lii parce que li mu leen defloo doomu aadama mën na ko waaw laa yukallifu laa nafsan illa wusaha waaw lépp doomu aadama yàlla di ko teg lu mu munul waaw lu mu ko ne def lu mu ne def ko rek xam na ni doomu aadama mën na ko waaw waaw inna ma'al usri yusran waaw nee na fu mu jafe-jafe rek toujours am na jàppandal ci kanam waaw kon nag ñun macha allah yàlla defal la ñu xewal de waaw defal ñu xewal waaw moo tax day wax rek toujours rek bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yàlla yónniwul woon ci àddina kon ba léegi àddina tukki na waaw parce que li fi jot a réglé wu ci lu baax yëpp moom moo ko fi indi waaw parce que tamit bi muy ñëw wax na leen ko ne leen bu istu waaw li utammima makaarimal axlaaq waaw dañ maa yónni pour ma mottali jikko yi nga xam ne jikko yu tedd yi dafa desoon dafa am fu mu yemoon bon li ci bari nag dafa desoon moo tax nag laa dafa ñëw pour mottali jikko yi nga xam ni muy jikko yu tedd yi waaw jàngale na lépp nag wax dëgg yàlla nee na lépp loo xam ni mooy tax ngeen teg seen tànk ci buntu àjjana du ko àjjana nee na wax naa leen ko ak lépp loo xam ni tey jii mooy tax tey jii ngeen mooy safara tamit wax naa leen ko waaw kon nag moom wax nañu lépp waaw wax nañu lépp moo tax rek ku yoboo rek ñu ngay ci diine ji waaw ba comme ni ko waxee yàlla ni ko waxee bu subhanahu wa taala ci biir wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu waaw parce que jullit waruñu di tàqalikoo waaw c'est comme les briques d'un mur waaw benn brique mooy jàpp ba ca des jàpp ba ca des ñuy jàppante ba ko muy nekk un mur waaw les musulmans tamit c'est comme ça waaw musulman ba nekk Chine ba nekk Nigéria ba nekk Fongolembi ñoo yem ci yàlla waaw parce que moo ko wax nee na inna akramakum indallahi atqakum waaw ki gën a tedd ci sama kanam mooy ki nga xam ni moo ma gën a ragal waaw dëggal mooy xàq tuxaati yi mooy bi ñu doon wax sànq rek waaw ragal borom bi taqullaay xàq tuxaati yi wala tamutunna illa wa antum muslimun waaw ñooy leen ci jox leen yàlla dëgg xàqam waaw dëgg ragal la crainte révérentielle waaw ñu ngi ñaan buur bi subhanahu wa taala defal leen jàmm defal leen sutura defal leen teraanga may leen fekke tal defal leen dégg ràññi ak topp waaw dégg ràññi ak topp waaw yàlla nañ ko yàlla defal si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam الذين يحتمون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله